voilà Marcel yow am na benn kuréel boo xamante ñoom ngeen ci ñoom nga fi teewal mais bu ñu doon wax d'abord taxawaay bi nga xamante ne moom la Marcel am ci wàll bi lan la ñuy wax. waaw bu ñu ko doon wax dinañ ne man damay représenter fii au niveau du Sénégal benn consortium boo xam ne ñaari organisation espagnole ñoo ko composé maanaam benn ONG bu ñu naan Institut des Inégalités mu nekk fële ca Barcelone ak benn fondation bu ñu naan fondation Ferreruela mais fii ci Sénégal ñu ngi lëkkaloog ñaari association sénégalaise aussi benn bi ñu bari xam ko ñu gën ko xamee ci turu FAPS mooy Fédération des associations féminines du Sénégal muy organisation bu yàgg je pense que depuis année 74 75 yi lañ ko formé beneen bi di Yiire Kese ce qui signifie vision nouvelle en français wala gis-gis bu bees ci olof donc ñaari organisation sénégalaise yooyu ak ñaari organisation espagnole yooyu ñoo lëkkaloo di def projet boobu fii ci biir Sénégal man nag may représenter organisation espagnole. waaw projet bi li mu ëmb daanaka sax wax nga ko bi ngay introduire li ko tax a jóg mooy xeex ak yelleefi doomu aadama mais particulièrement droit sexuel et reproductif des femmes au niveau du département de Dakar looloo tax a jóg projet bi léegi nag pour atteindre ces objectifs dafa am activité yu bari yuñ ko bëgg a jaaree aussi ak partenaires yi nga xam ne ñu ngi jàppale ci liggéey bi parce que bu ngeen xoolee ni ñuy liggéeyee maanaam dañuy lëkkaloog ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain ñoo xam terrain bi ñu ànd ak ñoom di exécuter activités yi nga xam ne dinañu permettre ñu atteindre suñu objectif. voilà en fait sànq yaa ngi koy wax que ne jigéenu Ndakaaru ñoom ngeen jagleel projet bi maanaam da ngeen jóg taxaw pour gunge leen ngir ñu xam seen ak seen yelleef ci wàllu li ñuy wax santé de la reproduction ndax loolu la. effectivement loolu la foofu lañ koy jaarale ko ci ay sensibilisation ay rencontre dañuy dem ci groupement de famille di waxtaan ak ñoom di jaar ci ay femmes leaders ay relais mais aussi di jaar ci femmes élues yi nga xam ne ñoom war nañ mun a porter message bi fu sori parce que femmes élues yi kenn umpalewul ne ñoom ñooy toog ci instance de décision yi ñoom ñooy def loi yi ñooy changer loi yi ñoom ak yeneen parlementaires yeeg yooyu di nekk ci yenn conseils yeeg yooyu donc ñooñ tamit ñu am importance lañ ci suñu organisation bi ñuy ànd ak ñoom toujours di liggéey ak ñoom di leen sensibiliser yokk ci liñ xam pour ñu gën a xeex ak yelleefu doomu aadama particulièrement droit de la femme. ONG yooyu noonu seen wàllu taxawaay ci projet bi lan lay doon. waaw seen wàllu taxawaay maanaam bu ma jëlee organisation espagnole yi am nañ benn organisation buñ naan Institut des Inégalités maanaam ay jigéenu espagnol ñoo ko formé yu nekk Barcelone ay catalan nga xam ne ñoom défendre droit de la femme rek a leen tax a jóg dañuy liggéey Amérique latine di liggéey Palestine mais aussi di liggéey Sénégal am tamit beneen organisation boo xam ne fondation la fondation Ferreruela nekk Lérida en Espagne particulièrement région Catalogne ñoom tamit nga xam ne santé oculaire la ñuy gën a def mais aussi promotion des droits de la femme ñoom ñoo lëkkaloo daal di am financement yu ACCD mooy agence catalane de coopération pour le développement ñu financer leen ñu ñëw nag ànd ak ñaari organisation sénégalaise parce que aussi Sénégal lañ nekk fii la ñuy intervenir daal di dérouler projet bi maanaam projet bi ñu ngi ko commencé sax depuis daaw waaw depuis octobre daaw mais activités yi ñu ngi commencé réellement en janvier et yàlla def na am nañ ci ndam lu bari am nañ ci succès te janvier bi la ñuy clôturer phase bi incha allah. ni
pratiquement ci wàllu financement au projet yi ay ONG wu tubaab rek ñoom ñoo ci nekk lëkkaloo ak ñoo xamante ne ñooy dérouler projet bi muy ay ONG yoo xam ne Sénégal la ñu nekk nit ñi souvent ñu ci bëri buñ déggee loolu dafa am benn xaw a réticence buy am ci mbir moomu ndax ci wàllu projet bi comme ne nga daaw ba ren ngeen ko commencé am na ay réticence yu ngeen di sant ci population wala boog Dakar waay yi jàpp nañ projet bi def ko muy seen mbir. jàpp nañ ko def ko muy seen projet parce que jóguñu rek ñëw di leen di imposer ay activité wala di leen di imposer ay objectifs maanaam loo gis rek dafa ànd ak gëstu parce que booy dimbale nit aussi da nga ko ciy fekk mu doon loo xam ne dafa doon lu mu bugg doon loo xam ne besoin la dafa am ay études préalables yu ñu mëne woon gis lan mooy vraiment bëgg-bëgg nit ñi ñu waxtaan ak ñoom dellu si waat mun naa ne sax ñoom demande bi ci ñoom la jógee parce que bu ngeen gisee ñaari organisation espagnole yooyu daal di ñëw fii di fi intervenir c'est parce que ñoom région yi ñu nekk dafa bari ay sénégalais donc ñuy lëkkaloog sénégalais yooyu ñooñu nag di leen di xamal Sénégal maanaam di leen di jaay Sénégal xamal leen Sénégal bañ am envie ñëw découvrir Sénégal bañ am envie ñëw liggéey ak ay sénégalais parce que boo demee ci dëkk bu mel ni Lérida wala Lleida ci espagnol boo fa demee sénégalais yi dañ fa bari macha allah di fa liggéey bu rafet am fa jom di jaay culture sénégalaise donc ñuy liggéey fondation bi par exemple boo demee foofu fondation bi dem nañ ba sénégalais yi buñ ñëwee ñu ci bari duñ fay waaw ñi nga xam ne seen doole demeewul noonu duñ fay dañ leen di faj gratuitement ñooñu nag ñoom ñoo indi organisation yooyu Sénégal bi yàlla defee bañ am financement fonds catalan ñu waroon am ku leen représenté fii si lañ ma dénk liggéey boobu si lañ ma tànn man ma leen di représenté. mais en fait souvent tamit nit ñi bu ñu waxee rek ak yelleef ci wàllu sexualité seen xel yi day xaw a ñaaw teey parce que ñu bëri jàpp nañ ne fu mu nekk nii tubaab yi dañu bëgg jigéen ñi bu ñu amati doom ak affaire yooyu ndax projet bi ci wàllu woowu lay wax wala boog exactement lan la indil askan bi ci ko yam droit la ñuy gën a focaliser wu li nga wax nag dafa am parce que boo jëlee droit sexuel dafa xaw a diis xam nga ñun boo waxee ba tudd sexe rek dafay xaw a diis ci ñun mais nag lim ëmb dafa bari parce que dañuy développer santé de la reproduction te xam ngeen ne santé de la reproduction li mu ëmb dafa bari li ci bokk dafa bari torop je pense que ñun sénégalais yi am nañ maturité boo xam ne bu nit ñëwee bugg a soppi suñuy jikko soppi suñuy aada soppi suñuy jëfin duñ ko nangu am na nag ñuy ñëw naan ñii dañoo bugg a ñëw pour def nii je pense que kuñ changé loo rek yow la neex mais ñun am nañ niveau intellectuel boo xam ne muy ci jàng muy ci diine aussi am nañ diine ba nga xam ne je pense que nit mënul ñëw fële rek def loo ñu lu ñu bëggul te ñii ni ma gisee projet bi ba man mu jaral ma engagé wu ba représenté la je sais que ne lu wóor la lu leer la te aussi Sénégal ma xamal leen ne nit du fi dugg rek di fi def ay activité te amul autorisation vous voyez nit aussi du fi ñëw rek lëkkaloog ay nit noonu di liggéey n'importe comment bu ngeen gisee mu am rek ça veut dire que ñooñu dañoo nekk ci lu wóor dañoo nekk ci lu amal njëriñ askan wi. rajo Afia FM ak FAFS ak ñi nga xamante ñoom la kii di Marcel tudd léegi ci wàllu programme bi ñi nga xam ñoo ko ci gunge xam naa rek dañu ñëwaat Marcel ci wàllu ndax lan moo tax ñu taamu Dakar région de Dakar bi la département de Dakar la fan la egg. projet bi comme dafa nekk phase pilote phase test moo tax ñu jëlagum Dakar lu tax ñu jël Dakar ñi ñuy liggéeyal ñoom ñooñu ne nañu yemagum Dakar nañu liggéeyagum ak waa Dakar pour le moment léegi bu juree ay résultats yu positif ñu doog a nag def extension bi dem dans les régions mais besoin bi moom je pense que ça se sent dans plusieurs départements du pays mais pour le moment dañu dénkagum Dakar bu yàlla defee fin janvier ñu évaluer parce que ñiy évaluer aussi ay sénégalaises lañ projet bi bu ngeen gisee ministère daf ñuy appuyer ministère de la femme d'ailleurs bi ñu koy lancé sax
ñoom yónnee woon nañ ay représentante ñu ñëw daal di fekkee te lu bari dañ ñu koy yombalal di ñu jàppale parce que FAPS dafa doon organisation boo xam ne nit ñi dañ leen xam aussi dañ leen jox crédibilité. sànq Marcel mi ngi koy wax que ne yëf yi commencé na octobre 2018. léegi dugg si nañ 2019 léegi tey bon li nga xamante moo di projet bi am at bu fekkente ne ci wàll woowu la nee nga projet pilote la ngeen commencé ko ci département bu Ndakaaru parce que peut-être ñi nga xamante ni ñoom ñooy espagnol yi ngeen di liggéeyal ñoom ñoo demandé à ce que ñu commencé ko foofu mais en fait lu bëri ci nit ñi lu ñuy seetlu mooy Dakar xaj na sax nit ñi fi nekk rawatina département bi parce que région de Dakar bu ñu ko waxoon xaj na banlieue bi fa la ñuy njëkk a gën a ñàkk maanaam jàng fa la gën a néewee. alors que bu ñuy wax droit xaj na dañuy xool ñi nga xamante ne xaj na seen xam-xam màccul lool wala boog jànguñ lool ci seen wàllu droit ndax loolu tamit du nekk un peu benn paradoxe bu nit ñi dégg ne santé droit ak lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu nit ki maanaam droit am ci wàllu sexualité ñu ñëw ci ñi nga xamante ne xaj na dañuy imaginer sax ñoom bu ñuy wax wàllu droit ñoom ñoo ko gën a maîtriser ñu commencé si ñoom lan la c'est parce que dañoo wóolu li nekk ci projet bi xam nañ ne ñooñu noonu nga xamante ne dañu instruire bu ñu demee dinañ ko xam ngir ñu mën ko jël ko ñu commencé foofu jëm ci ñi nga xamante xaj na seen njàng soriwul wala lan mooy tekki commencement wu ci département bu Dakar nga xam jàpp. Je pense que tontu war naa ci léegi mais avant may yegg ci loolu ma leeral la tuuti ci datu commencement yu projet bi waxuma 2018 2017 laa wax octobre 2017 mais ñu commencé réellement en janvier 2018 ba janvier 2019 un an yi daal di mot bon par rapport ak sa question nag je pense que dëkk Dakar doon jigéen bu dëkk Dakar taxul nga doon jigéen bu gën a instruite que jigéen yi nekk ci yeneen département yi ñun niñ ko gisee maanaam jóguñu rek tànn ko te tamit suñu partenaire espagnol yi tànnuñ ko ñoom dañuy accompagner rek c'est-à-dire ñi ñuy liggéeyal fii ñoom ñoo def échantillonnage bi te ñooñu am nañ ay projet Vélingara man ci suma bopp daaw assisté naa ci ay études yu ñu def Vélingara avant ñuy def projet bi fii dem nañ Vélingara dem nañ yeneen dëkk xool fii ci Sénégal dëkk ay Thiès ak yooyu dëkk yi nga xam ne FAPS ñu fay intervenir pour xool buñ paree dañuy def comparaison waaw loolu sociologue yooyu ñu def anthropologie ak affaire yooyu ñoom ñoo ko gën a maîtriser. bu ko defee ñu xool résultat yi daal di ne projet bi positif na war nañ mën a def extension mais commencé ko Dakar taxul la doon bugg lu yomb wala taxul tamit ñu ne ñi nekk fii ñoo gën a parce que awma vraiment des bases solides pour confirmer li nga wax parce que wër naa Sénégal def naa département Sénégal yépp waaye jigéen ñi ma fa gis macha allah amuñ dara lu ñuy ñëwee jigéen ñi Dakar ci wàllum xam-xam. sànq maa ngi la ko doon wax mu jëm ci wàllu jigéen ñi yan jigéen ñi nga xam ñooy borom kër yi maanaam ñoo am borom kër la wala boog jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci l'école ñooy jàng wala jigéen ñi nga xamante ne ñoo jógee ci dëkk yi ñëw fi ñu leen di wax ay bon wala kuy jigéen te nekk ci département de Dakar rek ñoom ngeen fas yéene liggéeyal. voilà kuy jigéen rek te nekk ci département maintenant nag am na âge boo xam ne dafa am ñu ko gën a maîtriser ñooñu dañ leen koy wëccee maanaam xale yi am na ñu ko gën a maîtriser dañ leen ko wëccee ñun ñu ngi commencé ci cible yi nga xam ne ñu ngi ci lycée yi jëm kaw mais surtout femmes yi nekk ci biir kër yi ak yi nekk ci en âge de procréation femmes yi nga xam ne am nañ âge u ëmb jëm kaw ñooñu vraiment lañ gën a focaliser wu. bi programme bi di nekk day nekk ay séminaires yi ngeen di dajeek ñoom di leen yee ci wàll wi day nekk ay émissions yi rek si ngeen di limité wu naka lay programme bi di dérouler pour que ngeen participer ci askan bi xam seen ak seen yelleef ci wàll. kii la base bi formation la sensibilisation la dañuy liggéey ak ay groupement de femmes xam nga mënuñ atteindre jigéen ñëpp mais jigéen ñi dañuy am ay représentantes plutôt. seen représentante yooyu mooy maanaam seen élus yi nekk au niveau des mairies élus yi nekk au niveau de l'Assemblée nationale ak ñi nga xam ne
ñoo leen teewal ci mbootaay yu bari tel que les bàjjenu gox ak affaire yi te nga xam ne ñu ngi dugg ci biir population bi di leen di yee mais di défendre droit ñi leen mandaté donc ñun ñooñu la ñuy gën a liggéeyal buñ liggéeyee ak ñooñu dañuy delluwaat ci askan bi daal di leen informer partager li ñu recevoir ci ñun mais aussi bu ñu demee fi nga xam ne fa la ñuy jëlee ay décision ñu daal di dëgg seen tànk ne lii ak lii ak lii ak lii yaakaar naa ne war nañ ko mun a améliorer par rapport aux droits de la femme dañuy liggéey ak aussi ay artistes ay wéykat parce que xam ngeen ne artistes yi kenn ëpp leen njëriñ ci sensibilisation dañuy liggéey ak aussi ay comédiens yuy def ay pièces de théâtre pour sensibiliser maanaam luñ mun a def rek pour yee doomu aadama yi ñu ngi koy def dañuy sensibiliser jigéen ñi dañuy sensibiliser góor ñi parce que société bi aussi du jigéen rek góor rek jigéen ñoo ko composé loo bëgg a def pour jigéen ñi te góor ñi ànduñ ci du sotti donc ñëpp la ñuy sensibiliser di waxtaan ak les chefs religieux kilifa diine yi ma ciy profiter pour remercier leen parce que vraiment ñu ngi ñuy jàppale bu baax ci liggéey bi ñu ngi yeete waaw di wax lan la diine wax ci suñu thèmes yi ñuy aborder. voilà ci loolu Marcel ñu nekk ba léegi ci wàllu département bu Ndakaaru ak ñi nga xamante ne ñoom la projet bi yitteel sànq ñi ngi koy wax tamit du ay jigéen rek la wante góor ñi tamit dañoo bokk ci li ñuy wax santé de la reproduction mais gis nañ ne projet bi ñi ko porté ay jigéen lañu fédération des associations des femmes du Sénégal la ñu wax daanaka bu ñu déggee loolu rek dafay mel ni kon jigéen ñi rek moom la jëf yitteel mais pas góor ñi. waaw xam nga yow ñëw nga FAPS mun nga ko constater sa bopp te ñëpp ñi xam FAPS mun nañ ko constater c'est vrai que association boo xam ne la pour promouvoir les droits de la femme man dama judd fekk ko fi waaw man doon naa gis bi ma nekkee xale suma yaay di dem ay réunion FAPS doon indi benn livre bu ñu doon wax femme et développement dans les années 85 86 waaw loolu yàgg la boobu ma nekk xale nekk école primaire mais boo xoolee doon nañ liggéey ak ay góor boo xoolee fii ci biir même siège u FAPS boo fa demee da ngay gis ne góor ñi bari nañ fa boo demee tamit seen activité di nga gis ne am na ay góor jigéen ñi ñoo leen tax a jóg mais aussi góor ñi parce que jigéen mooy jur góor te góor tamit mooy yor jigéen donc je pense que société ñii ñoo ko composé ñoom la yàlla bind pour ñu composer société munoo ne jigéen ñi rek ngay liggéeyal jigéen ñi rek ngay defar parce que bu ci góor ñi àndul du sotti bu ñuy xeex violence faite aux femmes c'est vrai que war nañ wax ak jigéen ñi pour ñu xam nan la ñuy protéger woo nan la ñuy moytoo yenn yi mais góor ñi lañ war a gën a wax pour ñu bañ a exercer violence boobu. nit ki ci wàllu li ñuy wax sexualité en fait loolu bu ñu koy wax ci ban côté la affaire viol yi lay viser wala bokk ñi nga xamante ne dañu nekk seen kër yi wante maîtriser wuñ li ñuy wax santé de la reproduction ñuy wax dañuy def ay nef ak ñoom seen wala bokk sax yenn contrôle yi ñu xam war nañ ko def seen wàllu wér-gu-yaram duñ ko def dem di seeti def ay visite médicale en fait bu ñuy wax àq ak yelleefu doomu aadama bi ci wàllu santé sexuelle voilà ak reproduction lan la viser exactement. xam nga li ñu viser maanaam gën a promouvoir jigéen waaw gën a promouvoir jigéen mais jigéen ñi vraiment la possibilité ñu jouer leur rôle dans la société maanaam jigéen yaay la il faut mu jouer rôle yaay bu jigéen mun nañ ne mag la il faut mu jouer rôle magam jigéen mun nañ ne aussi lépp lu góor mun a def comme métier gis nañ ko léegi que jigéen war na ko mun a def donc mais pour mu mun a def loolu yépp il faut que mu doon une femme boo xam ne dafay nekk dans un climat boo xam ne dafay favoriser loolu yépp mais bu fekkee ñun dañoo jël jigéen yaakaar ne waañ ba rek la war a nekk bale rek la war a mun a nekk ba même rakkam bu góor sax bu ñëwee football ba mu nekk suma yére yi ne ko fóotal ma dafay xaw a doy waar parce que dafa war a am temps yi jàng dafa war a am temps yi loisir dafa war a am temps yi
boppam dafa war a am aussi temps yi liggéey ci biir société bi warul rek nekk ci biir kër gi di jouer rôle secondaire wala rôle ménagère. Donc ñun looloo tax ñu jóg pour vraiment yee nit ñi ñu xam ko ñu delloo si waat aussi tout ce qui est positif ci suñu culture, parce que bari nañ yoo xam ne mu ngi ci suñu culture suñu cosaan dafay promouvoir jigéen léegi nag jigéen ñi buñ leen mayul possibilité mayuñ leen temps boo xam ne da leen di permettre ñoom ñu épanouir, da leen di permettre ñu am joti jàng, da leen moo maanaam mun na doon jàng école, mun na doon jàng métier pour ñu mun a vraiment réussir am jëriñ ci société bi, duñ doon jigéen buy toog ci kër rek. Jigéen bu ci réussir ci biti réussir maanaam école wala réussir ci métier bi ngay def wala ci commerce bi dañuy gis ne da ngay doon aussi une bonne mère de famille. ñooñu ñooy doon les bonnes femmes, ñoom ñooy doon les bonnes mères de famille, parce que ñooñu ñooy jàppale seen jëkkër ci doom yi, ñooy jàppale seen jëkkër aussi ci dépense kër gi. En fait bu ñu gisee sax projet bi tamit mën nañ wax ne ci ak yelleefu jigéen bi nga xam ne daf koy taxaw mel na sax position bi nga xam moom la war a occuper ci wàllu li nga xamante moo di société bi mu occuper ko ba looloo tax sax ñuy wax ay dafa war a nekk nu mu nekkee électeur nekk tamit koo xam dañ ko war a élire. est-ce que loolu tamit bokk na ci sensibilisation yi ak loolu ndax lu ñu jëm ci xaj na ay échéances yu jege yi moo waral li nga xamante ni mooy ngeen yëkkati projet bi wala boog dafa tase rek. déedéet dafa ci ay échéances projet baa ngi jeex mais li ma la wax rek droit moo ñu tax a jóg promouvoir aussi wér-gu-yaramu jigéen moo ñu tax a jóg, parce que ñun si loolu sax la ñuy gën a focaliser bu santé. waaw suñu projet bi ça tourne autour de la santé, mais droit de la santé boo gisee ñu def ko mooy li ma la wax rek ci njëlbeen dañu am ay constat yoo xam ne suñuy partenaire dañ ko def ñu ne liggéey bi baax na mais dañu war a dolli. loolu rek a ñu tax a jóg leneen taxul ñu jóg. maintenant ñi nga xam ne nag dañoo nekk ci instance yi ñoom ñooy bouger nos choses yi ñoom moo tax ñun aussi dañuy am mbégte di liggéey ak ñoom bu ko defee buñ demee fi nga xam ne fa la ñuy décider ñu ne bu leen ñu fàtte, bu leen fàtte lii, bu leen fàtte lële, bu ko defee Sénégal gën a spécificité. am na jigéen yoo xam dañu ànd dañuy dund ak benn laago par exemple ndax ñooñu am na lu ñu leen réserver ci projet bi. waaye ñooñu sax mun naa ne parce que bu yàlla defoon ba ngay ñëw suñuy réunion di nga gis ne ñun ñëpp dañ leen représenté ci suñuy réseau. boo ñëwee suñu réunion di nga fa gis les femmes malvoyantes, di nga fa gis aussi ñi nga xam ne dañuy dund ak albinisme maanaam ñi naan albinos yi puune yi. di nga gis aussi ñi nga xam ne dañuy am yenn laago yi waaw ñu jox leen seen cër, jox leen seen droit, jox leen seen dignité te di leen di défendre nag seen droit ci hôpitaux yi, di leen di défendre seen droit aussi ci yenn structure. tey it dafa taxaw ngir rek taxawu jigéen ñi seen wàllu àq ak seen yelleef rawatina ci li ñuy wax santé de la reproduction ci loolu sànq wax nañ ko aussi mu jëm ci wàllu taxawaay bi nga xamante ne projet bi war na ko taxaw en fait ñu ci bëri ñu ngi wax ne santé de la reproduction et que gis nañ ne am na ay association yu bëri yoo xam dañ ci yëngu wante tërewul ba léegi problème bi mi ngi fii yéen déjà comme ni ñu ko waxee léegi tey mu mat 2 ans sax bu fekkante ne 2017 la ba léegi tey bu ñu doon wax un peu ci wàllu nga xamante ne mooy gàllankoor yi ngeen di faral di jànkonteel ci liggéey bi yan niveau la ak naka ngeen yaakaar ne bu ñu ko defee xaj na mën na indi amélioration ci wàllu. gis nga boo doon ootee sax ci lu baax gis nga mag ñu baax ñu fi yàlla indi woon ñim ñu baaxee ak suñu kilifa yu baax yi lépp li ñuy digle ci lu baax sax lépp nit ñi duñ ko def moo tax ma ne la gàllankoor moom du ñàkk toujours dañuy rencontrer ay réticence wala ay contre-vérité ci au niveau du terrain wala ay rumeurs yoo xam ne fondé wul mais
toujours dañuy waxtaan ak nit ñi leeralal leen expliquer leen wax leen ne li leen nit ñi wax wala li ngeen foog du loolu lii la parce que je pense que ay sénégalais du ñu liggéeyu contre seen population lépp lu ñu dugg rek gouvernement bi autorisé ko ministère yi autorisé ko ça veut dire que. di fàttali rek ne émission bi nag ñu ngi ci ànd ak waaye boo xamante bu am solo la rawatina jëm ci wàllu santé de la reproduction mais en fait santé de la reproduction gis nañ aussi que am na ñu bëri ñoo xamante ne dañ ci yëngu est-ce que même liggéey bi la wala boog am na lu leen wutale yéen ak ñeneen ñi. même liggéey bi ñun la ñuy def te ñooñu toujours ñun dañuy booloo ak ñoom parce que l'union fait la force am na ñoo xam ne tamit. leneen la ñuy def parce que mbir mi dafa yaatu. tool la waar la. maanaam dafa yaatu benn nit rek benn organisation mënu ko liggéey yëpp il faut ñi ci nekk bari mais il faut ñuy déggoo aussi il faut ñuy échangeante expérience il faut ñuy dimbalante. femme jigéen ñi yoreel seen am autonomisation autonomie bu ñu ko waxee mooy jël indépendance am. loolu xaw a am paradoxe par rapport ak ñun suñuy aada ak suñuy cosaan parce que souvent dañuy wax ne jigéen bi dafa am loo xam ne moom mooy cëram góor bi am loo xam ne mooy cëram donc interdépendance moo mën a am mais pas autonome carrément est-ce que loolu tamit jàppoon ne dina nekk obstacle par rapport ak suñuy réalité. parce que je pense que foyer boo dugg da ngay fekk góor ak jigéen ñu composé ko. li ñu wax mooy ñu respecter jigéen ñi li ñu wax mooy ñu jox leen seen cër mooy li ñu wax mooy ñu respecter seeni droit mais waxuñ leneen je pense que loolu li ma cité noonu droit yeeg cër beeg yooyu bu ñu leen ko joxee parce que bañ leen méttital bañ leen toroxal bañ leen humilier bañ leen di violenter je pense que suñ foyer dinañ gën a mën a solide Sénégal gën a jëm kanam mais ñëwuñ pour diviser foyer yi wala di monter jigéen ñi pour ñu yéeg seen kaw borom kër yi wala ñu bañ a am borom kër ak yooyu loolu kenn waxu ko. li ñu wax dafa leer li ñu wax dañu ne jigéen dafa am ay droit te droit yooyu je pense que diine wax na ko culture wax na ko jigéen ñi dañu war a mun a participer ci biir kër yi boo jëlee téere yu sell yi da ciy gis ay jigéen yoo xam ne dañoo amoon moyen di employé sax ay góor. mais loolu mi ngi am ba léegi. waaw donc je pense que jigéen dafa war a mun a am autonomie ci côté boobu mais aussi jàng ba mu may ko autonomie boo xam ne kenn du ko toroxal mu toog di noppi. parce que mais en fait accès démb tamit xam nga am na lu ci xaw a doy waar parce que boo gisee wàllu par exemple boo gisee lu ci ëpp ci jigéen ñi nga xamante par exemple dañu ëmb di dem ci poste de santé yi wala boog maternité yi seen yeneen moroomu jigéen yi dañuy wax na ñoom ñoo leen di teg loolu naka su dul noonu ñoo leen di wax naka su dul noonu est-ce à dire que bon yéen dans ce cadre di ngeen amal ay séminaire xaj na ci biir maternité yi ci biir poste de santé yi di ngeen rencontre docteurs yi wax leen que xaj na nit ki tamit am na ak yelleef am na ak yelleef am na foo xamante ne fa ngeen war a yem ak moom wala boog nii ngeen war a doxalee ak nit ki bu ñëwee ci yéen. waaw loolu dañ koy def xam nga fa ñu baax léeg-léeg nga dem ci structure fekk fa koo xam ne dafa toog ñetti fan nelawul dafa sonn pression ànd ak moom mu xaw la jànni waaye du caagan jikkoom la toujours dañuy wax ak ñoom mais ñoom seen bopp ñi leen fa teg yebal leen fa toujours dañ leen di yedd dañ leen di former ci accueil c'est vrai que accueil bi des fois day poser problème du toujours na mais des fois dañuy am ay retour yoo xam ne comme quoi day am ay personnel de santé yoo xam ne du ñu traité bu baax jigéen ñi surtout seeni moromu jigéen mais dañuy comprendre toujours que ne dañuy sonn wala liggéey bay bari pression bi bari ñoom ñu nekk ci loolu ba dugg ci erreur yooyu mais toujours dañ leen di yee dañ leen di yedd di leen di wax ne waruñ jëfee noonu parce que nit ki da nga ko war a suturaal nit ki da nga ko war a accueillir bu baax loolu lañ leen fa tegee ñoom loolu la ñu waat dañu waat ne dañoo war a traité nit ñi bu baax dañ leen war a faj. loolu tamit ak suñu société est-ce que du xaw a am jafe-jafe ginnaaw boo xamante ne xaj na boo waxee dañ naan góor gi mooy responsable famille bi après voilà même bu fekkee ne jigéen gi aussi am na benn place boo xam jox nañ ko si.
xam nga loolu kenn weddiwu ko mais li ñu wax rek mooy lii dafa simple c'est-à-dire jigéen dañ ko war a dooleel ba nga xam ne du doon charge soutien lay doon ñun nag suñ société ñu bari nañ ko jàppee tey mosul mel noonu boo remonter l'histoire da ngay gis ne ñun amoon nañ ay reine amoon nañ ay femmes leaders biñ koy am boo demaan Europe sax doo ko fa fekk ah fii mun nga citer ay exemple yu bari en société wolof société séeréer société joola mun nga citer ay femmes leaders ay femmes yoo xam ne ñoom ñoo yor famille bi ñoom ñoo yor yenn décision yi daf fi mos a am xëy na léegi nag mélange bi culture beeg affaire yooyu dem na ba yenn yi amatuñ ko wala bareetul mais je pense que waruñ évoquer suñu culture naan est-ce que buñ mayee jigéen ñi doole ça va pas être en porte-à-faux avec notre culture ndaxte ñun suñ culture dafa mos a jox cër jigéen dafa ko mos a teg ci kaw. kii di Marcel Montey moom moo fi nekk xëy na yoon bi moom du mu juum ci sant bi. waaw di wax rek ne li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi dafa aju ci li ñuy wax ak yelleefu jigéen gi wala boog nit ki ci li nga xamante moo jëm ci wàllu santé de la reproduction ci loolu it gis nañ ne santé de la reproduction dafa am lu bëri loo xam daf ci aju ci wàllu taxawaay ndax nit ki bala nga ne naam ne fa comme ni ñu koy waxee. man du ma ne tabax dama naan renforcer parce que jigéen ñooñu dañ leen fi fekk ba pare xanaa kay dañuy ànd ak ñoom di liggéey di renforcer parce que boo gisee suñuy partenaire boo gisee les femmes leaders yi ñuy liggéeyal artistes yi ñuy liggéeyal boo gisee femmes élues yi ñuy liggéeyal nga xam ne ñi vraiment ay Aline Sitoé Diatta dëgg lañ ay Ndata Yàlla lañ ay Yacine Boubou lañ ay Mame Diarra Bousso lañ da ngay xam ne ñii ay jigéen mot lañ waaw xanaa kay dañuy yokk rek gën a liggéey ak ñoom renforcer leen daal di gën a xeex ak yelleefu doomu aadama xeex pour nit ñi gën ko am. bi sànq yaa ngi koy wax ci ndorteel li sax taxawaay bi mooy jaar ci wàllu communication ngir sensibiliser ñi nga xamante ñoo di askan bi tey jii moo waral sax suñu lëkkaloo bi suñu diggante ak rajo Afia FM ak FAFS ak ñi nga xamante ñoom la collaborer yépp ci wàllu noonu li jëm ci wàllu li nga xamante ne mooy taxawaay bi ngeen bëgg a taxawu jigéen ñi aussi da ngeen koy jaaree ci wàllu sensibilisation bi nag bëri na ay branche yu bëri yoo xam mën nañ fa jaaree pour am ko tey jii xaj na communication la mooy def ay émission rajo ngir yee ci askan bi ci wàllu taxawaay bi am na yeneen yoo xamante ne moom ngeen prévoir ci wàllu woowu noonu. waaw am nañ film yu ñuy produire di ko teg pour sensibiliser def nañ ay bande dessinée pour les plus jeunes am nañ aussi ay théâtre am nañ ay séminaire ay concours ci école yi ay causerie ci kër yeeg ci quartier yi. léegi bu ñu waxoon un peu ci concours yi ngeen fas yéene def ci école yi tànn ngeen école yi ba pare yan am na école yu ngeen dem ba pare yan école la est-ce que mën nañuy xam aussi naka la mbir mi amee ci biir école yi. waaw ni muy amee ci biir école yi dina commencer incha allah semaine bii di ñëw. en fait dañuy liggéey au niveau de 10 écoles comme toujours ni ma ko waxee rek test la waaw dañuy dem ci ñoom daal di tester seen xam-xam ci àq ak yelleefu doomu aadama particulièrement droit sexuel et reproductif. en fait nan lay defee dafa am ay textes yoo xam ne da ngeen koy dem yóbbul ko xale yi ñu jàng ko nga ñëwaat laaj leen ci wala da ngeen ñëw xool ba xam est-ce que exactement xale yi xam nañu seen àq ak seen yelleef ci wàllu. pas affaire de sexualité droit sexuel à 100%. ci affaire famille la dañuy ñëw daal di organiser ay concours ay questions réponses ci nan lañ gisee yenn comportement yi ak nan la war a mën a nekkee mbirum xale lay doon daal parce que dañ leen di préparer aussi pour ëllëg des hommes de bons citoyens et de bonnes citoyennes. naka lay demee c'est parce que da ngeen leen di laaj ci mbirum sexualité da ngeen leen di laaj ci kër na naka lañ koy yoree pour kër gi stable naka lay demee ci wàllu un peu benn exemple la comme ça pour que ñii ñuy déglu comprendre li leen di xaarandi bëgg-bëgg bi ak ñi nga xamante noonu ngeen fas yéene jaaree ci xale yi pour defar ma ko ëllëg. sexualité rek
seen xel dafay dem ci yenn yi. mais du loolu xam nga ne kenn du dem ci école di fa wax yooyu. ñoom xëy na seen cours biologie peut-être dinañ jàng yooyu xaw ma ñu ngi koy def ba léegi. mais ñun li ñuy liggéey ak école yi maanaam sensibilisation rek sur les droits de la femme. ci dugg mais loolu am na ñu ci gën a spécialisé wu. boo jëlee les centres conseil ado. non ci wàllu projet bi laa wax. non wàllu projet bi noonu. ñun yegguñ foofu. man ñun ci li ñuy liggéey wax naa la ko. voilà donc di sant Marcel Montey bi nga xamante ni moom moo doon suñu gan tey ci seen émission bi di santé de la reproduction Marcel mu mel ni àgg nañ fi nga xam ne la ñuy jeexalee li di émission bi lan ngay tàggatoo ak mbokk auditeurs yi. waaw di leen di remercier encore une fois di le remercier particulièrement yow Thierno Ka yaa sa technicien bi lay accompagner. DJ Juma waaw DJ Juma ak seen directrice bu baax bi Penda Sow. di remercier aussi auditeurs yow di remercier sumay partenaires yi may jàppale ci liggéey bi. tudd leen. Institut des inégalités ñoom fan lañu nekk. ñoom ñu ngi Barcelone. bii di. Fondation Ferrer ñoom it fu ñu ne. ñu ngi Lérida. Barcelone. ñii nag di agence catalane de coopération pour le développement ñii ñoom ñoo ñu jox xaalis. ñoom it fu ñu ne. ñooy financé ñoom ñu ngi. ñi nga xam ñoo ñu dalal tey. ak Yire Kese. ñoom ñooy yëngu autour du projet. effectivement. te liñ ci dugg lépp du lenn lu dul rek àq ak yelleefu nit ki. voilà ci wàllu li ñuy wax li nga xamante ne mooy promotion des droits sexuels. ak reproductifs. effectivement voilà donc ñu ngi koy sant di ko gërëm loolu mooy li ëmboon bon émission bi tey di fàttali rek na nag projet bi ci département nga war a jox sa morom wante aussi naka la ñuy def ba jigéen ñi. am benn taxawaay boo xam dinañ ko am ci askan bi xam naa ne loolu mooy jigéen ñi jël place yu góor ñi ou pas en fait faut pas ñu gisee ko noonu bëgg-bëgg bi daal mooy jigéen gën a am place ci société bi ñu ngi koy sant di ko gërëm dig daje ci seen benn émission ci santé de la reproduction fii ci rajo Afia FM di sant di gërëm Juma bon yeneen ci àndoon ak Thierno Ka comme ni ñu koy defee saa su nekk ci waxtu bi fii ci rajo Afia FM jërëjëf